asalaamaaleykum mbokki technicien de surface yi asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne ñoo jiite syndicat yi balaa may ñëw ci waxtaan mi da ngeen may rek ma sargal fi ay nit yoo xam ne yàlla dafa def ñu xamante ñu def fay liggéey bu rafet boo xamante ne tey tax na ñu mën fi daje ndaxte lii yëpp dafa am fu mu jóge dafa am ay nit yu ko yor ay nit yu ko doon doxal ba tey mu egsi fii te buñ ne tey démb tax ñi fi teew tey muy doyen Samba Sarr nga xam ne foo toog rek dañ lay wax rafetaayu liggéeyam ak fonk bu mu fonk liggéeykatam yi ndaxte lii ngeen ko wan tey ku rafetalul sa digganteeg ñi ngay liggéeyal duñ la ko delloo doyen Samba Sarr félicitation maa ngi lay sargal di la jox sa wàccuwaay di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo jiite syndicat yi ndaxte syndicat xam naa ne yombul boo doonee njiit bu mel ni man mën naa am syndicat yi rek ngay bañ a gis mais syndicat yi du ñu ñuy ragal du ñu ñuy daw force vive lañ yoo xamante ne dañ leen organiser ngir ñuy fàttali njiit yi ndaxte àdduna nag ay nit kese lañ soxla yi dafa bëri xemmemte fi bëri donc bu ñu amul syndicat yi ñu doon ay partenaires di ñu fàttali mën naa am lu bëri du mel ni mu war a mel donc maa ngi leen di gërëm ñoom ñi fi teew yëpp di ci jiital doyen Cheikh Yade moom mi nga xam ne yàlla def na defe naa moom moo fi fekkee jamonoy Soadib xamanteeg sama waajur ak samay waajur yi nga xam ne ndaxte man nag defe naa ne ci yéen laa bokk ndaxte koo xam ne sa waajur wu góor moo sanc Soadib sama yaay nekk foofu Pikine ci yéen nekk fa aide-soignante jànge fa métier ci ku ñuy wax Koddu Sow kon man ci yéen laa bokk te bokk boobu ma bokk ci yéen dafa war a tax ñu am relation de confiance nag li koy lal mooy waxante dëgg bi ma fi toogee bind naa dëgg yi ngeen wax yëpp yor mbalit ku xam mbalit ni mu mel nga xam ne mën naa am ñi ko bëgg a liggéey bëriwul yéen ngeen ne ci suba ba ngoon jot di ko for di ko dajale te boobu ba léegi bàyyiwu leen yéen jàmbaar ngeen yéen Sénégal amel na leen njukkal sénégalais bu ne war na leen a fonk war na leen a yëkkati man nag mënuma leen a xeeb ndaxte koo xam ne waajuram teraangaam ci lii la ko jëlee sama waajur wu jigéen fii la daan amee salaire man ak yéen a yem kot te nag du loo xam ne dama koy wax mu yem ci discours bu ñu nangoo ànd ci dëgg waxante dëgg ñuy sasante lu mën a ne war nañ mën am entente lii ngeen fi wax yëpp ñu saafara ko ñu avancé ci te ci loolu laa leen di woo donc ma continuer nuyoo bi déglu naa fi Ibra Ndiaye mu def fi discours bu am solo Naama Ndiaye it def na fi discours bu am solo ba summi mbubb bi sax ndax tàngoor waaye loolu yëpp ci bëgg mu baax la rek Umar Ben Soxla wax na fi moom rek laa dégg nag mu wax fi sas bi nga xamante ne yéen it dañ leen ko war a sas ndaxte man bañu ma ku ma sas dañ maa dénk jox ma dooley nguur ma teewal fi président de la république mu dénk ma lu ko ñor dégg ngeen président 5 programmes sectoriels la defar waaye benn programme bi dafa ne zéro déchet nag ku ko wax technicien de surface yi la donc yéen président vous êtes au cœur de son programme 2019-2024 te boo jëlee juróomi programme yi gën a am solo nga jël benn bi dénk ko secteur u déchet jox ko ñi nga xamante ne ñooy technicien de surface yi ki ko wax xam nga ne jàpp na ne yéen am na lu war ci yéen donc loolu xam ngeen ne man seen partenaire man seen doom man mi nga xamante ne sama yaay aide-soignante la woon foofu sama waajur ci yéen la liggéeyee man dinaa doon seen partenaire doon seen interprète ci état du Sénégal. ma nuyu Madani si sama xarit nuyu Ousseynou Diop moom it jël na fi kàddu gu am solo nuyu tamit Ndiaga Diawara mi nga xam ne jël na fi parole wax fi wax ju am solo. su ma déggee li ngeen fi wax su ma ko dajalee bind bëri na lu ñu ma bindal waaye damay wax ak yéen ci xol ak ci dëgg su ma xoolee li ngeen fi wax lu ci bëri mbirum salaire la ñun ñi ministre yi sax boo ñu laajee ñu ne suñu salaire doyul waaye dëgg la yéen ñi nga xamante ne seen salaire mën na am fi mu féetee moo gën a néew war nañ am ci yéen xalaat te loolu président Macky Sall bi mu faloo ba léegi gis ngeen doxalinam parce que dafa doon koo xam ne dafa yërëm jigéen te dimbali njaboot du rek salaire bi nga koy jox
li ci jiitu mooy salaire bu génnee fan nga ko jëm fan nga ko jëmee ca kër ga lan moo lay teqatal mooy njëg yi. Gis ngeen 2012 ba léegi njëg yi li ci yëngu bëriwul, néew ma dara yëngul waaye li ci yëngu bëriwul. Gis ngeen ci wàllu wér-gu-yaram ñun ñëpp ñu yor njaboot xam nañ ne yenn saa yi feebaru gone wala feebaru mbokk dab la, président créé CMU. donc loolu ku amul yërmande doo ko def. ci wàllu école gis ngeen ko, xale yi nga xamante ne mënuñu leen a orienté ci université publique yi, Macky Sall moo njëkk a créé 36 milliards di leen fayal ci université privée yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën nañ ko wax waaye du bés bi tey. waaye dama leen wax ne ki wax loolu def ko ne moom il faut mu am inclusivité sociale, kooku fàttewul dëkkuwaay yi ñi nga xam ne seen revenu moo gën a tuuti, mooy borom salaire yi gën a tuuti. kooku fàttewul it ñi nga xam ne seen salaire dafa tuuti. leneen li mooy wàllu kër, wax naa ko léegi bu ñu nee 100000 logements jarul sax laaj. logement duñ ko maye, logement kër gu ñu tabax, waaye li nga xam ne moom la état def mooy yombalal leen ko. président ci programme am da ko bind, dafa ne objectif am mooy defar ay kër yoo xamante ne 10 millions lay jar, ba pare état bi dellu si subventionné waat ko ba mu gën a yées 10 millions yooyu. ba pare état bi fexe it nit ñi di ko fay ni SICAP ak HLM daan def, muy location vente, nga xam ne frais financier banque du ci dugg. loolu mooy objectif am, ba nga xam ne nit ki 30 000 50 000 weer bu dee wala lu ko yées bu koy fay ci fukki at dana mën a moom këram. te loolu man fekk maa ngi ministre du logement, ministre de l'hygiène publique, ministre de l'urbanisme, xam leen ne kenn du leen ci njëkk a am. wax ngeen fi tamit tudd ngeen fi tamit mbirum statut de l'UCG. dëgg la UCG statut bu précaire la bu institution bi am, boo xam ne li ko tax a jóg mooy rek ab diir la woon, ndaxte unité de coordination mënul yor structure bu toll nii, yor effectif bu toll nii, yor liggéey bu toll noonu. donc dafa doonoon loo xam ne rek dañ ko teg ngir tegu néganiku ngir ñu structurer loolu. loolu nag seen coordonnateur moo koy félicité, Ndaw Ousmane Ndaw mooy nit ku jàmbaare am engagement, ndaxte it gis naa li muy doxal. yàlla dafa def ne du fii lañ xamante, biñ koy door a nommer ma nekk patrimoine bâti dañ daan gisee ci loolu ci bureau mag yu demee noonu, ma gis dëggu ci moom, di ko ñaanal yàlla mu continuer di ko may succès. biñ ma nommé ministre li ma njëkk a wax mooy monsieur le ministre, problème yi bëri na, statut yeeg personnel beeg permanent yeeg yooyu yëpp wax na ma ko. waaye li ci jiitu mooy tey depuis 6 mois ñi ngi am marché boo xamante ne day defar relation juridique bu stable ak ñi nga xam ne ñoom ñooy concessionnaires yi, te dafay tax tamit suñu xaalis ñu saxanal yàqanal ko ngir mën a jàppale ñi nga xam ne ñoo fiy liggéey. bi ma ko xëyee fa saasa laawoo ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo, deful une semaine léegi concessionnaires yi am nañ contrat, am nañ marché, ci une semaine lañ ko lijjanti man ak moom. donc Ndaw maa ngi lay féliciter ci loolu, ci taxawaay bi ak sa équipe, ñoom Ousseynou Ka, ñoom Diène ak ñeneen ñëpp. donc loolu taxawaay la, ndaxte mënoon na doon koo xam ne rek boo egsee da nga ko naan luy avancé mu ne la marché yi ana mu ne xaw ma ñu ngi koy toppatoo, mais defar dossier yi teg ko fa nga xam ne boo ñëwee ni ko xale yi di waxee da ngay bës bouton mu jàll rek, loolu lañ def. donc leneen li mooy statut bi dinañ ci taxaw, donc ki defar marché yi ci une semaine bu ñu leen nee dinañ taxaw ci statut bi dinañ ci taxaw, dinañ def li ci war proposer ko président de la république. leneen li mooy application convention collective yi. dëgg la boo yoree liggéey bu métti, liggéey boo xam ne dafa wuteeg yeneen liggéey yi, dafa am convention collective boo xam ne ay dispositions spéciales la yoo xam ne day wuteeg code du travail wala bokk ci, du noonu Ousseynou, bu ko defee ñu mën a def loolu. loolu tamit dinañ ci def, waaye nag mbirum salaire ak mbiru convention collective lu ñu war a waxtaanee la. lu ñu war a waxtaanee la parce que état du Sénégal ay recettes am mi ngi toll ci 1800 milliards. 1800 milliards yi boo ko seetloo 900 wala 800 et quelques milliards yëpp ci salaire la jëm. donc te salaire yi li koy jot ci sénégalais motuñu 150 000. donc loolu lay wan ne 1% des sénégalais ñu ngi dundee genn wàllu recette état du Sénégal. loolu nag waxuma ne yéen waruñu leen yokkal seen salaire, déedéet, mën na am du yéen ay laal salaire bi gën a rëy maanaam du, mais dañu war a seetaat loolu waxtaanee ko ba nga xam ne buñ koy def du ñu xoj état du Sénégal, waaye buñ koy def it yéen di ngeen ci gis seen njëriñ. te loolu ay solution am na ci, dinaa ci ñëw léegi. donc loolu dinañ ci taxaw. dégg naa ci précarité ñi fay liggéey, loolu tamit dëgg la, mënoo ne ci dara fukki at di am contrat wu prestataire te duñ la titulariser. loolu it nañ ko ubbi ci ay waxtaan,
ndaxte li ma leen wax rek moo xam ci désencombrement moo xam ci hygiène publique moo xam ci urbanisme lenn la ñu Macky Sall yare déglu leen nit ñi am leen woyofu déglu nit ñi du caagin ne directeur général laa wala ministre laa rek que sama xalaat moo gën seen xalaat yéen ñii fi def fukki at ñaar fukki at fanweeri at ci liggéey bi li ngeen am weesu na doctorat ci liggéey bi donc war naa leen déglu leneen li mooy diisoo bu ma leen dégloo ba pare nag ngeen nangu tamit ñu wax boo leen ma nee fii ngeen bëgg mu egg ma ne leen waaw dëgg la waaye lii bu ñu ko defee dinañ yàq lii tey ñoo xalaat lii tey ñoo xalaat lii li ñu bëgg mooy mu baax ndaxte Sénégal bu baax mooy Sénégal bu baaxal sénégalais yi baaxal technicien de surface yi baaxal ñi nga xam ne ñoom ngeen di jël seen mbalit ak sénégalais yëpp donc pencoo diisoo mënta ñàkk ñetteel bi nag mooy jëf ñun dañ tàmm Sénégal di waxtaan rek jëmale déwén dañu war bu ñu waxtaanee diisoo ba ku ne gis sa bopp ci li ñuy wax ñu jëfe ko donc convention collective yooyu am naa yéene ñu waxtaan ci xool li nga xam ne moo ci mën a nekk dëppook jamono ñu ànd ci def ko bu ko defee ku ne gis ci sa njëriñ. dégg naa tamit ngeen tudd fi renforcement de capacité dëgg la jamono ji ni muy doxee mbalit du doole rek a koy def déedéet xam-xam da koy def tamit expérience da koy def man mii dinaa leen wax bu noppee ndaxte nag wax dëgg sas ngeen ma maa ngi dajale nar a yóbbul sama patron du dëgg man it dinaa leen sas ndaxte man mii nit sénégalais laa boo xam ne bés bu ne nit ñëw tonni mbalit sama buntu kër yenn saa yi ma am ci lu ma neex yenn saa yi ma am ci lu ma neexul it donc yéen ñii ma janool tey ni ngeen amee sañ-sañu wax ma seen i dëgg sas ma ngir ma défendre seen i mbir bu ñu sasantee def la sëñ Fallou waxoon ànd boo gis ñaara ko téye ngeen wax ma lu mën a nekk ma nangu ko waaye it du ma nangu ku ma teg lu mënul te nekk donc bu ñu waxtaanee ba waxante dëgg foo leen ma woo ma wuy leen fa foo leen ma invité ma fekk leen fa combat boo leen am man ngeen di gis ma jiitu ci leneen li ci topp nag mooy wax ngeen ko salaire yi logement yi application convention statut UCG dinañ ci waxtaan ñii ne nañ agence gën ñii ne nañ société nationale dinañ ci waxtaan ndaxte duñ def dara loo xam ne waxtaanuñu koy ak yéen ak renforcement de capacité seen liggéey kenn xeebu ko ndaxte li nga xamante ne bu bloqué ñaari fan Sénégal bloqué li nga xamante ne bu yàggee yàq deru Sénégal li nga xamante ne bu amee touriste doot fi ñëwti loolu dañ koy fonk te président de la république jël na ci ay matuwaay boo gisee mu créé zéro déchet du tonni mbalit kese de setal réew mi la tonni mbalit valoriser mbalit donc looloo tax yéen bu ñu waxee UCG dafa war a changer statut moo tax ñu war ko xalaat ndaxte valorisation day andi revenu day andi recette donc loolu il faut ñu xalaat ban structure juridique moo gën ci loolu li ma bëgg nag mooy féliciter leen te wax leen ne dégg naa seen mbébét di ngeen am seen doom di ngeen am seen rakk boo xam ne seen wet lay nekk ñuy waxante dëgg ñu sasante ñu ànd liggéey coordonnateur dégg naa tamit li ngeen wax concessionnaire yi seen marché pare na seen contrat pare na coordonnateur il faut que tamit ñoom ñu respecter seen i engagement ndaxte UCG du foo xam ne rek boo ñëwee dompat xaalis yóbbu déedéet dafa doon këru liggéeyukaay boo xamante ne da ngay am loo warloo boo ko defee ñu jox la ñu nit li ñu warloo donc coordonnateur marché yi bu ñu ko approuvé ba ñu def ordre de service yi ba nit ñi war a liggéey na nga woo ñëpp waxtaan ak ñoom ci règle yu bees yi te ñu bañ a fàtte liggéeykat yi ndaxte loo am oto loo am benn tasseuse loo am pelle mécanique te amoo ñii doo dem fenn donc na nga am tamit li ñuy wax ay exigences sociales yoo xamante ne dañ koy warloog ñoom ndaxte tamit liggéey la boo xam ne nit a koy def te nit lu ñu war a fonk la. leneen li nga xam ne nag moom laa bëgg ñu waxtaanee mooy Sénégal réew mi nga xam ne moo ñu meññ ñun ñëpp réew mi nga xam ne moo ñu may kilifa diine yu baax yi ñu am muy sëñ Touba Alaaji Malick di Cheikh Ibrahim Niass Baye Niass di Seydina Limamou Laye ak kilifa yu baax yëpp yi fi ne réew mi nga xam ne moo am jàmm réew mi nga xam ne moom la péex mi neex climat bi baax ñu am stabilité politique fu ñu dem di ñu wër muy réewu teraanga président de la république am lu am solo loo xam ne daf ñu ko sas muy zéro déchet nag yéen a ci jiitu dama bëgg fu ñu taxaw ci zéro déchet ñu gis leen damaa bëgg ñu takk suñu ndigg ñun ñëpp ñu ànd xam ne setal Sénégal dafa jot dëgg la setal bi yéen rek mënu leen ko du takk sa ndigg rek wër di bale déedéet ñu ngi koy def ndaxte sénégalais yi dañu am pas-pas bi am yëg-yëg bi bëgg ko def mais dañu war a organiser wu ci quartier bu ne fi mu nekk nii li xewagum yëpp du état du Sénégal sénégalais yi ñooy génn am yëg-yëg bi bëgg koo def ñu leen ciy jàppale
waaye leneen li nga xam ne moo am mooy concertation nationale yi nga xam ne moom la ñuy jiital balaa ñuy def conseil présidentiel ku ci ne joxe xalaatam président jël ci ay ndogal li war a doon sanction ñu def ko sanction yi dara doon moyen ñu def ko moyen waaye surtout li war a doon organisation à la base li nga xam ne dafa war a doon sensibilisation éducation ñu yar xale yi ba nga xam ne ñun li ñu dal ci suñu génération di dal suñu njaboot ñu def ko. donc loolu yëpp maa ngi leen ciy woo ñu ànd ci moo xam taxawaay bi ci mbedd mi waaye taxawaay bi ci xalaat yi ku ci ne fa nga dëkk am nga ci xalaat gis nga ni muy doxee. leneen li mooy mbalit mi tey ni muy doxee gis nañ organisation bi gis nañ tamit audit bu fi jaar da ngeen ma sas wax ma dëgg ma ne dinaa leen wax dëgg audit bi génnee na 261 personnes yoo xamante ne ñi ngi liggéeyuñu te ñu ngi leen di fay dama bëgg ñu waxtaan ci. boobu ba léegi lu ma wax ngeen tàccu lii dama bëgg tamit ngeen wax ci ndaxte tey déglu leen ma bu baax déglu leen ma bu baax déglu leen ma bu baax Oumar benn soxna wax na ko sànq maa ngi koy sant wax ngeen wareefu état yéen it da ngeen war a wax seen wareef bu fekkee am na sénégalais yoo xam ne ñu ngi xëy suba ak ngoon di tonni ay mbalit di sonn ci naaj bi di bale ñu leen di fay ñu ne fay bi doyul am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fayeeku tëju seen kër di jot seen salaire balaa may laaji état may ma tuuti rek balaa may laaji état mu yokkal ma damay lijjanti xaalis boobu yokkal ko ñiy liggéey te amuñu lu doy jëf jooju nag du ma ko sas Ousmane Ndaw coordonnateur UCG yéen syndicats yi laa toog ñu waxtaanee ko ngeen trouver ci solution bu ko defee différentiel boobu am muy ñaata par at 350 millions ñaata ah 60 millions par mois. muy 60 millions par mois déglu leen ma bu baax ñu organiser ko fexe ba ñiy liggéey ñu jot ci salaire weer bu dee ñiy liggéey ñoo ko moom. léegi nag mën naa comprendre am na ay retraités yu fi ne yoo xam ne mën na am prise en charge amu ci wala yooyu loolu lu ñu mën a waxtaanee la lu ñu mën a discuter la échanger ci proposer ci ay mbir président Macky Sall ku ko xam ne nitu yërmande la koo xamante ne moo fi jëlee ay retraite 8000 francs ak 10 000 francs yóbbu ko ba SMIC kooku xam nga ne dina yërëm mag ñi nga xam ne ñoo ñu yorul suñu mbarit yor cetu Sénégal donc loolu laa bëgg ñu waxtaanee ko ni ngeen ma sasee noonu laa bëgg mbalit mi tamit niñ koy jëlee di dugg ci biir quartier yi di klaxonné yenn klaxonné yi loolu tamit dañ ko xoolaat ni ñuy jëlee mbalit yi di ko sànni ci bopp koñ yi te duñ ko teg bi ci war loolu dañ ko xoolaat donc loolu yëpp buñ ci waxtaanee muy sas bu ma leen sas ñu améliorer service ndaxte ñun tamit dafa am lu ñu sas mooy tonni mbalit waaye tonni mbalit bi dafa am nuñ koy defee dafa am qualité de service bu ci war a am donc li ma leen di woo mooy ñu améliorer ñu am qualité de service boobu bu ko defee nag bu boobaa man ngeen gën ma sas ma doon seen avocat ci état du Sénégal combat boo leen yëkkati man ma mën ko jiitu ma mën ci jiitu porter ko ba ñu am ci ndam ñun ñëpp parce que li ma leen waxoon ca njëlbeen ba rek man ci seen njaboot laa bokk. donc loolu laa leen doon woo loolu laa bëggoon ñu waxtaan ci xam naa ne dinaa dajale seen njiitu syndicat yi fan yi ministère ba dajale leen ñu gën a waxtaan bu ko defee ñu trouver ay solution man maay seen avocat waaye man it xam leen ne sas naa leen ci qualité de service ndaxte Sénégal bu ñu ko fonkee Sénégal bu ñu ko bëggee dañ ko war a wane ni ñu ko wanee mooy fonk liggéey di xëy heure di wàcc heure Oumar benn soxna wax na ko waaye tamit liggéey bi nit ñu ko sasee mooy setal liggéey bi organiser ko def ko ba mu mucc ay ba nga xam ne ki nga xam ne moom ngay wàccal sa mbalit bu demee du am dara lu ko ci métti loolu buñ ko defee defe naa ne dinañ am solution bu durable te Sénégal dina set donc maa ngi leen di gërëm leen sant di leen ñaanal yàlla yéen ñëpp ngeen yàgg fi te wër te lii ngeen xam ne moom ngeen mbébét lii nga xam ne moom la ñu sumb yàlla may ñu ci tawféex ak taysiir yàlla defal ñu ci ñu am ci yokkute résultat yi ñu ci bëgg ñun ñëpp ñu ànd ci ba am ko maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dox daje te di leen wan ne
incha allah dinañ liggéey te dinañ am résultat yi jërëjëf.